salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci iRadio ITV comme ni ñu ko faral di def bëccëg bu nekk ci heure bi di dalal fi ay kàngam di waxtaanee li xamante ne moom lëmbee réew mi xam nga ne ba léegi feebar baa ngi law maanaam ñi nga xamante ne ñu ngi ci ñàkk seen bakkan ñu ngi continuer parce que Sénégal tey yokku na te cas yi contamination yokku na te tamit lu bëri a ngi xew si ginnaaw loolu. loolu nag dañ koy jàngatee ñu koy gisee ci àdduna bi ak ci Sénégal moo tax ñu dalal tey ay kàngam ki mel ni Imam Mactar Kébé moom mooy président RIS Rassemblement islamique du Sénégal nekk vice-président du cadre unitaire de l'islam ànd ak tamit ak Bakary Samb duñ ko présenté moom mooy directeur Tumboutu Institut te tamit di liggéey centre d'études des religions de l'université Gaston Berger de Saint-Louis maanaam ñoom ñaar ñëpp ay chercheurs lañu ci loolu la ñu war waxtaanee xam ngeen ne fan yi balaa ñuy ubbi woon maanaam dessert li ñoo xam ne moom mooy assouplir règles yi pour nit ñi mun a génn tuuti waxtaan bi bëri woon na fi coow li bëri woon na ci mbirum jàkk yi ci mbirum église jullikaay yi musulman yi ñu desserré ñu ngi demaat ci mosquée yi di julli di respecter yenn saa distanciation physique bu ñu wax maanaam ñu toog fi nga xamante ne ku nekk benn mètre bu bañ jegante waaye ba léegi ci njàngu mi ñoom jëlaguñ décision ubbiwaat église ak yooyu parce que ndax feebar baa ngi law première chose bi ñu wax lan la ñu mën a jàngatee ci loolu Bakary ubbiwaat nañu yoon yi maanaam desserré li xamante ne moom mooy confinement bu ñu defoon entre guillemets nit ñi delluwaat nañ ci mosquée yi am na yenn mosquée am dañuy respecté nañu distanciation physique bi ñenn ñi xëy na commencé nañ sax fàtte xëy na feebar bi am na waaye ci mbirum njàngu mi ñoom ba léegi ñu ngi xaar ba gis lu leen leer parce que ñoom dañu constaté li médecins yi di wax tous les jours feebar baa ngi law. Jërëjëf Alassane ci invitation bi maa ngi nuyu sama mbokk sama xarit Cheikh Mactar Kébé bu Rassemblement islamique du Sénégal ak cadre unitaire de l'islam nekk ku ñu ràññee si réew mi ci liggéeyam ci lépp loo xam day defar. loolu lañ ko xamee donc mu am mbégte loolu bokk ak moom kon plateau bi tey di li gërëm aussi waa iMédia ak iRadio ci liggéey bu rafet bi ngeen def yaakaar naa loolu cafouillage moo am cafouillage bi mu am ci commencement bi. parce que waxtaan dañ koy njëkkee soo xoolee acteurs religieux yi ci fin bi lañ leen wala ci digg crise bi bu ñu demee ba war a def bilan intermédiaire lañ door a commencé di leen consulter wala ñu waxtaan ak ñoom bu fekkoon ci constatation bi au début amoon na xëy na kon jafe-jafe bañ am beneen bi mo aussi mooy communication bi nga xam ne mooy communication officielle bi am na ñu ko joxañ ni xëy na c'était trop wala aussi tiitaange moo taxoon ba nga xam ni fi ñu ko àggaloon peut-être àggu fa loolu lépp ay débat la yoo xam ni tegu na fi mais li ma ci xalaat rek mooy suñu état yi li nga xam ne mooy religion lii la gouvernance du religieux maanaam religion nu ñu koy gérer nan la ñuy waxante acteurs yi kenn mësu ko institutionnaliser au Sénégal c'est toujours informel depuis le bureau des affaires musulmanes boobu sax xëy na moo tane woon temps fédéral bi amoon na bureau des affaires musulmanes boobu ba léegi kenn mësu ko organiser mu nekk lu institutionnel mu am des rapports institutionnalisés loolu nag moo feeñ ci crise bi mooy problème gouvernance du religieux ba suñu rapport bi nga xam moom la ñu génnee fan yi passé te ci religion ak Covid bi ci réewu Sahel te ñu def ko ak fondation Konrad Adenauer nga xam ni ñoom ñoo ñu jàppale pour ñu mën def recherche boobu da ngay gis ni réew yëpp ñoo ci yem soo demee Burkina cafouillage boobu amoon na mais am nañ au moins la fédération des États islamiques du Burkina Faso boo demee Mali état bi nangul sax jël benn décision dañuy la balle est dans le camp du Haut Conseil islamique boo demee Niger état bi jël décision tere tëj jàkka yi mais gars yi ñëw ci buntu jàkka yi di seere loolu mooy wane lan am na problème bu am xëy na bu ñu waxul diggante wàllu religion ak wàllu politique dama dégg benn imam fële buñ naan sëñ Fallou Mbacké Jumaada wax bu am solo moo xam fi mu ko teg mais am na solo te politique wàllu politique war nañu ko déglu mu ni way politique yi de war nañoo seetaat seen bopp ndegam bu fekkee sax buñ nee coronavirus am na feebar buy reyee mi ngi fi nit ñi duñ ko gëm war nañoo xaaral seen kàddu waaw. mais loolu justement Oustaz Mactar Kébé noo jàngatee distanciation boobu ou bien maanaam manque de communication diggante ñi gérer politique bi ak ñi nekk ci religieux bi. te Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu suma xarit suma mbokk
professeur Bakary Samb di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi nuy seetaan ci seen émission bu am solo bi di leen féliciter ci taxawaay yi ngeen taxaw bi ngeen ubbee ba léegi di ñaan yàlla mbas mi nga xam ne moo wàcce ci àdduna bi yàlla woyofal ko. amiin yaa rabbi. jàpp naa ne problème bi am mooy diine dafa am tolluwaay boo xam ne bi dafay am ay tànk di dox di jëm kanam di soppeeku ñun ñu jàppe ko na mu meloon ba fi tubaab bi newee ba léegi bi nu moomee sunu bopp jéemu ñu def ay effort ngir xool état bi ñuy tabax alors diine jooju ban tànk la say taxawee ak yan rapport lay am diggante moom ak institution yi loolu moo ñu topp ba léegi bu ko defee alors kenn ku ci ne ni ngay jëflanteeg diine ji mu ngi dépendre yow ci sa sensibilité président bu ñëw rek ak style bi muy jëfandikoo ak sensibilité bu muy jëfandikoo la ñu fogoon ne foofu la force yi ne léegi force yi dafa dispersé wu ay entité yu baree bari dañu juddu ci ñaar fukki at yu mujje yi même kër yi nga xam ne sax dafa amoon genn ak lëkkaloo goo xam ne gi gu mat la léegi ay force yu bari dafa nekk ci seen biir loolu laajoon ñu organiser ko ba am benn instance walla benn jumtuwaay boo xam ne jumtuwaay boobu moo nuy permettre bu ñu bëggee jëflanteeg diine ji ñu xam kan la nuy waxal ak nan la nuy waxee bu ko defee ñu mën a jël décision boo xam ne bi même bu amul consensus boo xam ne bii bu mat la dana am déggoo goo xam ne gi gu yaatu la loolu nag moo amul bu ko defee approche bi ñuy def mooy approche su kenn ku ne ñu xool bunt bu ñu lay jaar par rapport ak ni nga mel ak par rapport ak rapport yi ñu am ak yow maanaam nguur gi adapté wul ak diine bi ni muy doxee léegi ni muy doxee ci réew mi ak ni muy doxee ci àdduna dafa évoluer ñi jàng diine bi évoluer ñu jógee ci école yu bari évoluer mais nguur gi amul xel bu ñëw bi xamante ne war naa mun a waxtaan ak ñooñu pour xam ku nekk parce que force yi nga doon wax mooy yéen en général kii ñoo ko doon yore tarix yi maanaam ñu ne murid yi tijaan ak yooyu waaye léegi dafa tas voilà am na yeneen force yu bees yu ñëw te ñu sooraalewul leen ci waxtaan bi waaw même tarixa yi sax booy seet seen biir sax dafa may centre ba ca boppam sax centre de gravité ba sax dafa évoluer léegi dafa évoluer am ay force yu bees yu judd ci biir yoo xam ne yi même bu fekkee ñoo ngi demalante ci question yu bari dañ ci am seen autonomie am ñu fi ne ñoo xam ne ñi ay acteurs lañu même bu fekkee ne sax ñoo ngi tënku ci kilifteefu diine gi mais espace bi nga xam ne ci lay yëngatoo daf leen dicter benn approche boo xam ne bii si lañ jëflanteeg diine ji erreur bi ñuy am mooy kilifa diine gu mag gi boo demee ci moom ay principe ngay wax ak moom mais modalité yaa ngi koy wax ak acteurs yi nga nekk ñoo nekk ci base bi di liggéey acteurs yooyu nag ñoom la ñu amul fan la ñuy jëflanteeg ñoom ak nan la ñuy wax ak ñoom bu ko defee léegi kenn ku ci ne bu benn décision jotee kenn ku ci ne da ngay jël décision bi selon lecture bi nga def parce que amul fenn fu ñu toog ba joxe sunu xalaat moo tax ba ñuy tëj jàkk yi am na ñu tëj am na ñu tëjul bi ñu koy tijji ba tey jii am na ñu tijji am na ñu tijjiwul même ni ñu tijjee sax modalité yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo du benn te yooyu yëpp amoon nañu possibilité ci sunu biir ñu harmoniser ko ba mu nekk benn bu fekkoon ne jëloon nañu préalable yu ñu war a jël mooy dañu am déficit ci wàllu organisation ci l'islam ci biir réew mi loolu nag tànk rek lewuñu ko dinañu am problème ci nu ñuy jëfandikoo l'islam bi mais dinañu am problème mu stabilité ci biir réew mi même dinañu am problème nan la ñuy jëfandikoo diine pour mu nekk support développement xam nga bi mbas mi jotee ñu bari bu ñuy wax jàkk ji ñu ngi doon wax ci jàkk yi di ko considérer comme menace que ni affaire bi mënoon na fa jóge fekk jàkk yi apport la ñu waroon jox c'est-à-dire doole la ñu waroon dolli réew mi ci jumtuwaay yi nga xam ne moom lay xeexe mbas mi bu fekkoon ne waxtaan nañu ba d'accord ci benn formule
boo xam ne bi du andi loo xam ne lii menace la ci liggéey bi nga xam ne docteur yi ñoo ngi koy def te du tee ñu am minimum de service boo xam ne bi dana am lu muy apporter ci combat bi gis nga moo tax même religieux yi seen apport dafa manqué malgré que def nañu lu bari mais seen jumtuwaay seen outil de travail bi nga xam ne mooy jumtuwaay bi nga xam ne ci la ñuy demee ci population yi alors jumtuwaay boobu mbas mi daf ko laal gu metti te utul ñu leen jumtuwaay boo xam ne bi moo koy supplier kenn ku ne yaa débrouiller sa bopp loolu jàpp naa ne moo waral situation bu metti bi nga xam ne ci lañ ne. Bakary, est-ce que le fait que nguur gi bañ a sóoraale acteurs yu bees yi xam nañu am na xamante ne tarix yi am na tijaan am na murid am na ñaseen ñaar am na ñu xamante ne duñu ñaseen duñu murid duñu tijaan te acteurs religieux lañu. le fait ñu fàtti ñooñu ci stratégie bi taxul léegi ñoom bu yëf yi amee duñu xam ko la ñuy waxal. waaw dëgg la boo gisee lu toll ni l'islam wala lu toll ni diine yu mel noonu wala diine en général ci dëkk boo xam nee nañu 95% ñi ay jullit lañu wala mën naa ne 98% wala 99% ñëpp daanaka ay croyants lañu wala 100% sax parce que ku ne am na loo gëm. waaw ku ne am na diine boo jàpp wala pas-pas boo gëm dëkk bu mel noonu sooy gérer lu mel ni diine dafa am un cadre méthodologique boo xam ni mooy tax nga mën a wax ak diine jooju nga mën a interagir ak ñoom mais malheureusement l'état post-colonial maanaam bi fi tubaab bi jegee état bi fi toog dafa donn rek méthode bi amoon bi fi tubaab bi nekkee bu soxlaa diw convoqué ko bu soxlaa diw te sax xëy na ñoom ñoo ëppoon sax harmonisation parce que jëloon nañ ko au sérieux organisé par exemple su may xoolaat ni par exemple au temps de Faidherbe dañu doon former ay cadres ay juges dañ doon dañ doon harmoniser sax ci wàllu weer nga xam ne dans l'AOF su weer bi feeñee fële gouverneur téléphoné et cetera donc ñooñu sax ñoo ëppoon nu ñu jëlee mbir mi en charge problème bi am mooy ñu dem à l'indépendance état bi fi ñëw donn li nga xam ne moom la jëlee woon bul fàtte mukk ni même général de Gaulle référendum 1958 il a fallu mu xool jamono boobu force yi amoon muy tarixa yi gënoon a fës muy mouridisme ak tijaniya mu appuyé ci ñaari socle yooyu pour mën a am son oui là pour rester dans nu mu tudd waaye dans la coopération franco-africaine xaw ma nu ñu ko woon donc kon état bi ñëw dafa commencé doon loolu Senghor ñëw pour rey force paysanne yi mu appuyé wu ci gi de xëy na sax loolu moo ko xaw a boole ak Mamadou Dia ak leneen li bi Abdou Diouf ñëwee moom ci beneen école la bokk mais au début mu jigi mu dugg ci jeu boobu ba nga xam ni finalement li commencé à partir de Abdou Diouf mooy dañuy jàppe diine bi daal benn genre instrument politique ay clients électoraux yoo xam ni boo jaaree ci ñoom xëy na bu ñu defee intermédiation di nga am dara ci wàllu politique. mais loolu amatul léegi dafa jéego bu baax léegi. di ko maa ngi koy wax sama article bi nekk dans le monde soo xoolee décennies yi mujj mbir mi changé na à part 88 2000 Abdoulaye Wade defe naa ñu bëri jàppale woon ci ay kilifa diine non ñu bëri jàppale woon Abdou Diouf mais Abdoulaye Wade moo gagné bi ñu demee 2012 ñu bëri jàppale woon Abdoulaye Wade mais Macky Sall moo gagné Macky Sall 2019 am na fu bëri fu mu perte. ci ay këru diine wala feneen taxul mu gagné donc mbir mi changé na li ko waral mooy acteurs yu bees yi nga xam ne moom nga wax parce que dafa am lu ñu tudd démocratisation du savoir religieux maanaam bu yàgg pour nga xam dara il faut nga dem ci imam ba ca koñ ba mais léegi avec la mondialisation du croire ngëm gi am na sax ñu naan dem ba daan Cheikh Google et c'est dommage nga xam ni dafa am démocratisation maanaam xam wàllu diine amul rek ñenn ñu ko ndar képp yor ko mais dafa tasaaroo loolu nag aussi bien waa tarixa yi que waa politique war nañ ci bàyyi xel acteurs yu bees yooyu il faut ñu wax ak ñoom par exemple man ci samay jàngat au début dama concentré woon trop ci li nga xam ne rek mooy tarixa yi et cetera bi ma demee ba découvrir ñoom Cheikh Makhtar et cetera c'est des acteurs de développement c'est des gens qui ont des idées nga xam ni ils sont citoyens comme tout le monde am droit ci réew mi ñu war a wax ak ñoom te loolu boo xoolee état bi systématiser wu ko jàngatu ko ba nga xam ni dañ ko def rek xëy na leen ci intéressé mooy et puis ñu am benn mode de gouvernance surtout ci at yu mujj yi mën naa wax ni quand même mooy toujours chercher le consensus bu dara yëngu rek tous les problèmes nag yi nga xam ne mi ngi fii ñu bàyyi ko nag patate chaude
mooy enseignement religieux bi mooy yenn saa yi nga dégg ñu ni am nañ tere nañ voile ci cathédrale bi am na problème wala ñu ni taaliba yaa ngi yelwaan tous les problèmes dañ koy traiter de manière conjoncturelle rek bu seddee rek ñu fàtte te problème yooyu tey mi ngi fi nekk problème yu ni ñum kenn taxawu ci ba ci exemple bi ma gën a frappé weesu na rek wàllu parce que diine du wàllu julli rek ak leen wàllu enseignement bi tey soo xoolee Sénégal am na fi ay millions de personnes yoo xam ne ay Sénégal lañu jàng li ñëpp jàng ci dëkku arabe yi wala feneen da ku jógee Irak jàng nekk ingénieur chimiste wala ki ñu yóbbu la nga nekk maître arabe ci école primaire médecin bu jàngee médecine feneen Égypte wala feneen ñëw ñu yóbbu ko mu nekk maître arabe ku ko jàngee Chine wala feneen boo ñëwee mu nga nekk médecin donc loolu da indi ay frustration xool ma jox exemple sëñ Makhtar Kébé par exemple booy xool tey establishment wala classe politique bi nekk au Soudan ñu ciy bëri ce sont ces promotionnaires ñoo yor tey économie wala war a doxal moom li mu jàng tey ci wàllu économie développement Sénégal mënu ko jariñoo donc yooyu yëpp ay question la yamul rek ci julli bi ak woor te loolu ñàkk instance mais enseignement ñàkk instant bu bu ñu waxtaanee loolu tënk ko réfléchir moo amul ci réew mi. je pense que instance bi bëgguñu ko peut-être parce que ni ma gisee ci expérience bi ma jàngat wax naa ko sama article bi ma bind dans le monde mooy mbir mi dañ koo tàqalee lu mu gën a tàqali ko rek xëy na peut-être moo gën a arranger les pouvoirs publics pour ñoom ñu mën a doxal li ñu bëgg a doxal soo xoolee dafa mel ni niveau waxtaanukaay yi dafa wuute ñu ci mel ni xalif yeeg kilifa yi am na ko waxtaan ak ñoom ñu ci mel ni association islamique wala cadre unitaire de l'islam xëy na ministre de l'intérieur waxtaan na ak ñoom mais même ci waxtaan bi yaakaar naa amul sax harmonisation day waxtaan nañi li ma tuddee ci article boobu ni état bi dafay consommer à la carte les acteurs religieux ñoom it xëy na ñu nangu ko ba léegi mais loolu c'est un système boo xam ne mi ngi fi tant que ñu ngi ci du ñu mën a résoudre les vrais problèmes comme ni ñu ko war a résoudre. est-ce que loolu bu ñu amoon instance bi nga xamante ne amoon na doole ñu fédéré ñëpp xamante ne ñu ngi ci religion bu nekk est-ce que loolu daa waroon may gën a doole xeex bi ci Covid bi. waaw bien sûr c'est-à-dire xam nga. gouvernement bi wala gouvernement yi fi jaar yëpp système yi fi jaar defuñu effort ngir bon bien sûr acteurs yi nga xam ne ñoo yore diine ji am nañ ci responsabilité bu rëy parce que booy seet ay at yi ci gannaaw kenn ku ci ne sa programme wala sa doxalin mooy nan ngay fexe ba kër gi nga yor wala association bi nga yor kuréel bi nga yor mu féete kaw sa moroom c'est-à-dire fédéré wuñu suñu effort rivalité yi nga xam ne mën nga wax ne ci at yi sax la xala dal nii ba ñuy xool question yu mag yi nga xam ne ñoo ko bokk mais question yu mag yi nga xam ne jullit yi ñoo ko bokk dafa mas a absenté si suñu stratégie ngir doxal diine ji ci biir réew mi donc jullit yi ñoo waroon jël initiative créer c'est-à-dire instance boobu nga xam ne moo leen boole te pourtant avant l'indépendance mag ñi fi newoon amoon nañu gis-gis boobu ba am procès conseil supérieur islamique bi nga xamee ne ci même indépendance ci fan yu njëkk yi projet boobu mu ngi doon dund mais après ñu def ko stand-by nit ñi nekk ci rivalité boo xam ne bi diggante kër ak kër diggante kër yi ak mouvement yu bees yi nga xam ne ñoo juddu alors def si beaucoup d'énergie boo xam ne bi xalaatuñu avenir u diine ji ñu yor ak positionnement bi par rapport ak l'espace public donc réflexion boobu nitu diine yi d'abord ñoo ko waroon njëkk def liggéey ko ba mu ñor ñu installé ko li ci des mooy nan la ñu koy utile ak rapport bi ak loolu dédouanewul état bi parce que booy jiite réew li ci nekk ci ay composantes yëpp nga xam ne seen dox wala seen ñàkk dox day am impact ci li nga xam ne mooy politique publique yi nga xam ne ñoo ngi koy tëral alors ñooñu da nga leen war a motiver wala nga dooleel leen wala nga orienter leen ngir ñu jëm si loolu bu fekkee jëmuñu donc ñaari groupe yëpp kenn ku ci ne deful effort bi ñu war a def ngir au contraire ñële dañu koy gàllankoor. parce que sax nga wax nga modèle de développement mun naa am ci xamante ne nu ñu yore réew bu ñu doon référé wu ci naka nit ñi nekk ci religion bi bu mu mënta nekk nag muy catholique muy chrétien organisation bu fa nekk war naa mun a gën a booster économie réew parce que bu ñu gisoon tey tarix yi ak yeneen yëpp bu ñu newoon tey dañoo bëgg a développer intérêt du pays bi. waxtaan nag ñëpp. ak yéen ñëpp boole leen ci biir
bu ñu nee par exemple mën nañ jël 5 milliards ñu mobiliser ko créer usine Tambacounda ak yooyu. bu ñu defee xëy na appel ñu nekk ci religion bi mën nañ très rapidement mobiliser fonds def ko. te mu tax xale yi am fu ñu jàpp. mais bien sûr xam nga ñun bu ñu defoon évaluation tey ci wàllu infrastructure jullit yi ak chrétiens yi li ñu tabaxal seen bopp ci ay infrastructure nga évaluer ko da ngay gis ne loolu somme bu rëy la mais loolu boo bëggoon communauté bi def ko ci leneen loo xam ne li du wàllu diine c'est-à-dire quartier bi nga xam ne tabax na jàkk joo xam ne bi yegg na ci 50 millions 150 millions parfois 500 millions quartier boobu tey boo leen bëggoon tabax loolu case de santé boo xam ne bii 100 millions 2 millions la wala 10 millions mën nga am difficulté pour dajale ko ci ñoom parce que gisuñu ci motivation boo xam ne bii motivation biir la bu leen mën a def loolu. Donc diine jooju dafay nekk facteur. de mobilisation ci financement interne c'est-à-dire modèle de financement bi ñu bëgg ci suñu développement nga xam ne développement boo gis li koy doxal c'est-à-dire ay facteurs internes la d'abord. ay ngëm-ngëm la d'abord ay ngëm-ngëm parce que ngëm-ngëm yooyu. parce que boo gëmul dara doo ci mun def dara. doo ci def li nga ci war a def parce que loolu moo lay pousse ngir nga dem ci li nga war a def ci sacrifice yi mu laaj. parce que kenn mënul développer réew te fekk na nit ñi ci point bu ñu ne defuñu ay sacrifice yoo xam ne yi ay sacrifice yu diis la ngir mën a d'abord supporter seen situation mais supporter situation bi en même temps déplacer dem ci beneen situation bi ko gën boole supporter situation bu metti ak effort ngir génne ci situation yi loolu dafa laaj motivation te nit ñi jàng nañ ne li gën a mën a motiver nit bari na mais motivation bi basé ci diine bien sûr. parfois bu ëppee mën na yàq. mais motivation la boo xam ne am na ay leaders yoo xam ne ñoo ngi koy natt am na ay yoon yoo xam ne ci lañ koy jëmbate si xol yi ba mu nekk motivation boo xam ne bi day équilibré day nekk lu positif bu ko defee ñu yëkkati ci sunu réew mais loolu la ñu musul bëgg a def ci sunu réew mi te loolu toujours ñun dañuy wax ne lu mënut ñàkk la ngir ñu tabax Sénégal gi ñu bëgg a tabax bu fekkee bëgg nañ ko développer. est-ce que nguur gi ragaluñu li xew si sous-région bi genre Imam Dicko ñëw taxaw ne nguur gi na jógee fii mobiliser ay nit ñu bari est-ce que loolu moo tax ñu ragal organisation bi am ci religieux yi. Imam Dicko par exemple soo xoolee fu mu jógee sori na école Tombouctou la mooy cosaanam mu jàng ci école yi dem jàng ci bitim réew ñëwaat mais état Mali aussi moo taxawal au conseil islamique Imam Dicko jiite ko ci courant bi mu nekk moom ci l'islam ci Mali quand même courant minoritaire la mais moo am capacité d'organisation par rapport ak lu ñu tuddee les chefs religieux traditionnels. mais est-ce que ku mel ni Ousmane Madani Aïdara. est-ce que loolu moo tax ñu ragal. mel noonu organisation mel noonu. loolu point dinaa si ñëw mais damay comme maa ngi ak imam tey je voulais aussi en profiter. est-ce que aussi liggéey bi war te dama ciy waxtaan ak Cheikh Matar lu bëri ci wàllu l'islam ni débat bi évoluer parce que soo xoolee tëj jàkka posé wul fenn débat fudul Afrique subsaharienne. Maroc amul problème Tunisie déggoo ko fa déggoo ko Égypte déggoo ko fenn débat bi daal Sénégal la woon ak Afrique subsaharienne. loolu lan lay wane mooy est-ce que suñu uléma yi. est-ce que am na formation foofu suñu am na formation religieuse est-ce que ñi nga xam ne ñooy wax ci diine te dégg nga temps yëpp débat yi am même émission bu am sax nga dégg débat yi oustaz yi xamuñ dara ñi donc est-ce que tamit ñi nga xam ne tey ñooy wax ci diine tey. sont légitimes est-ce que am nañu mise à jour bi war da ngay am téere yoo xam ne mi ngi fii Sénégal oustaz xam na li may wax ñu ngi koy jàng te dëkk ya mu jóge woon tey ñu ngi koy réviser dañ ko réviser waat à partir de 2004. fële ci Maroc dañ tax def mu dawoon ahwaalu shakhsiya xool nan la mbir yi évoluer fële ci Tunisie mais au Sénégal dañu donn ay yenn téere wala yenn ngir yoo xam ni wala yenn bind yoo xam ni fa mu jóge woon te mu basé woon seen culture sax ñu ngi xool nu ñu koy réviser ba mu méngoo ak seen réalité ñun defuñu liggéey boobu ba moo indi problème yi nga gis ñii di critiquer oustaz yi bu ñëwee après ñee critiquer nii amuñu xam-xam donc ci wàllu fiqh bi ak wàllu xool fii l'islam bi tollu ak débat international bi man yaakaar naa ne tey uléma yi am nañu responsabilité pour tontu sa question mais état li ko intéressé mooy toujours stabilisation de son pouvoir malheureusement donc xëy na est-ce que au conseil islamique amul ñaari gàllankoor est-ce que gàllankoor bu njëkk bi
pour mu am Sénégal jógewul ci ñooñ diine ci seen bopp Oustaz wax na ko léegi Cheikh Makhtar nga xam ni ku nekk kër ga nga nekk ba nga ko yëkkati teg ko ci ñeneen ñi am rapport privilégié ak le gouvernement bu ko defee le gouvernement moom di leen consommer à la carte ku mu soxla rek ci yow am nu mu doxal ak yow ak ban bunt lay jaar ci yow ak nu muy waxtaane ak yow pour peut-être pour les diviser ou pas beneen bi mooy est-ce que état aussi ragalul benn kuréelu diine bu taxaw ñun ñi ñoo représenter islam bi yépp et cetera mu am tant que mi ngi nekk dans un cadre consultatif dinañ ko ñimee comme le cadre unitaire de l'islam au Sénégal tey nga xam ni dinañ waxtaan ak ñoom defe naa le ministre de l'Intérieur recevoir na leen ñu ngi am lu ñuy dox ci wàllu jàkkee yooyu ñoom Cheikh Gueye bu ENDA ak ñoom Serigne Cheikh Tidiane Al Amine ak ñenn ko nga xam oustaz ci la bokk mais est-ce que léegi dinañ nangu ñu dem dans la vitesse supérieure mu nekk un conseil supérieur islamique au Sénégal ak nan lañ ko organiser est-ce que këru diine yi dinañ adhérer parce que ku nekk légitimité yi comme ni ñu ko waxee léegi dafa nekk des légitimités éclatées ku nekk am nga ton coin d'influence et de pouvoir boo bëgg a conserver donc rivalité boobu tant que mi ngi am ben je pense que pouvoir public bëgg a stabiliser pouvoir am te bëggul am en plus des forces politiques mu am une force bu nekk ci kanamam mais intérêt am la pour loolu bañ a am. balaa ñuy évoluer ñu dem def benn page publicitaire ñëwaat ci studio bi pour continuer débat bi. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solum masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoro coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem sama wareef mooy dog buumu corona bi. Ganu xibaar yi. jërë ngeen jëf ñaar fii ci studio bi continuer suñu waxtaan bi Imam Makhtar Kébé. nee nañu religion du sax julli rek waaye dafa am lu mu ëmb lu bëri mooy mbirum développement. yaakaar nga ne ci réew mi bu ñu intégré woon maanaam ñi nekk ci religion yi mooy musulman muy chrétien mooy ku nekk na nga gëm boole ci idées yi xamante ne de développer le pays dina am benn njeexital bu am ci réew mi. mais loolu mooy cosaan xam nga yàlla bi mu bindee nit ñun ci version bi ñu am Adama la bind envoyé ko ci kaw suuf garantir ñaari yëf li ci jëkk mooy nit ñi tànk ñoo ngi ci kaw suuf liy war a tax ñu dund moo ngi fi tànk ñoo ngi ci kaw suuf difficulté bi mën na am ci nan la ñu koy génneek nan la ñu koy exploiter wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l-ardi jami'an minhu wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu donc li nit ñi soxla moo ngi ci kaw suuf nit ñi lan la ñu dese mooy orientation loolu bi Adama di wàccee moom la ko jox moo di alhuda moom la ñu tuddee njub mooy lan mooy lenn lu ne nga xam loo ci war a def loolu tam ba fi nit ñi nekkee ba léegi bien sûr dana am ci yenn séquence ci histoire doomu aadama yoo xam ne loolu du am mais loolu mu ngi am parce que loolu mooy garantir développement bu loolu amul mën nga am loo xam ne lii moom la ñuy wax économie boo xam ne bii bu dox la c'est-à-dire mën nga produire richesse mooy li xew tey c'est-à-dire produire richesse boo xam ne bii alors nit du ci gis boppam c'est-à-dire xam nga richesse dañu ko defoon léegi pour mu servir nit mais léegi nit moo nekk ci service su richesse da ngay xëy di daw ba dee te li ngay daw sax doo ko jariñoo
loolu pour nga mën ko def am développement boo xam ne bu am harmonie la loolu il faut nga boole ci li nga xam ne day jóge ci borom bi scientifisme absolu bi nga xam ne moo ñu dund moo andi blocage bi donc loolu moom diine moom bu ñu bëggee doxal réew moo xam ne mi surtout réew moo xam ne mi diine dafa am histoire jaar-jaar bu yàgg junni at ak nangam donc loolu li muy wax mooy façonné na ñun suñu nekkin waaw ak loo mën a wax diine am na lu mu def ci ñun c'est-à-dire ci suñu biir la ne donc suñu réflexe affaire diine daf ci bokk donc boo bëggee tabax réew bëgg ko développer ci ñoo xam ne ñi diine noonu lañ ko fonke am na ay études yoo xam ne yu scientifique lañu dañuy wax ne réew yi nga xam ne ñoo gën a téye diine Sénégal gi ak Égypte ci la ñu bokk ñi gën a fonk seen nitu diine Sénégal gi ak Égypte ci la ñu bokk. mais te loolu nekkul levier nga xamante ne mën nañu sukkandiku opportunité bu baax la pour ñu développer moo tax la ngay wax ci imam di ko ci Mali mooy Mali dañu bàyyi benn opportunité bu rëy boo xam ne bii war nañu ko jëfandikoo mais ñu ragal loo leen ko te pourtant discours bu responsable la tenir nangu na état de droit bi fi ne ci cadre légal bi nga xam ne mooy doxal réew mi mais cadre boobu bu mu agressé l'islam bi na boole l'islam bi ci biiram ñu ànd liggéey te loolu mooy esprit bi nga xam ne jullitu réew mi moom la ñu am moo tax organiser leen nekkul menace ci réew mi ci benn yoon ñàkk leen organiser ci long terme loolu mooy surtout menace bi nga xam ne kenn xamu ko parce que kenn ku ci ne alors am na looy tabax loo xam ne alors am na foo xam ne fi bu fa tolloo kenn xamul ci lan nga koy utiliser surtout ci période bu mujj bi nga xamee ne suñu kilifa yu mag yi dem nañu nga xam ne léegi beneen kilifteefu diine bu bees moo am boo xam ne bii c'est pas forcément alors ay ambition diine la. te bokk gi nga xamante ne ñoo réew mi même génération. ñoo bokk génération ñoo bokk université yu ñu jàng ñoo bokk ay méthodes yu ñuy jëfandikoo ñoo bokk sax grille yu ñuy analyser problème bi ñoo bokk sax fu ñuy waxtaane bu ko defee ñooñu alors bul foog ne alors mën nga leen tëral noonu di def si ay jeux à long terme nga bàyyi leen bu dee nag li nga xam ne sama mbokk moom la Bakary wax question bi partout dañu ko discuter. mais pays arabe bi wala yeneen pays yi ci Asie avantage bi ñu am ci ñun mooy am nañu cadre bu ñuy defee discussion def synthèse. bu ñu waxtaanee. waaw mais avis yi ci début bi avis yi day waroo mais am na cadre légal boo xam ne bii fa la ñuy defee discussion alors def synthèse bu ñu ko génnee ñu ne lii mooy choix réew mi ci telle question bu ko defee même ñi nga xam ne ci début bi ànduñu ci. alors dañuy dellu gannaaw parce que am na choix bu légitime boo xam ne bii waa réew mi tànn nañ ko loolu la ñu amul fii ñaareel bi mooy li mu wax effectivement c'est réel mooy diine réew mu ne yaa ci def sa dose su bopp kenn du ko jàng ci téere noonu rek ñëw parce que téere boobu dafa am réalité boo xam ne bii moom lay waxal surtout nag bu nekkee histoire ñun diine dañu ko jàpp muy affaire histoire xam nga koo xam ne gi toog nga ba 2020 nga foog ne question yi nga xam ne question yu actuelle la alors sa sëriñ rek réglé na ko ba pare mooy am nga difficulté sa sëriñ li mu réglé mooy question yi nga xam ne moom la jàkkaarlool moom la utal ay outils ngir jàkkaarloog moom. ci temps moom ut organisation boo xam ne bii nandoon ak loolu. tabax discours boo xam ne bii nandoon ak loolu bu défi yi changé organisation bi dafa war a changé personnel bi dafa war a changé même mode de gouvernance bi ci wàllu diine dafa war a changé mais ñoo ngi ci même mode de gouvernance bi nga xam ne ci lañ doon gouverner diine ji ñoo ngi ci même manuel yi nga xam ne moom lañ doon jànge diine ji manuel yooyu sax la ca mag ña mënoon ñun mënuñ ko waaw la ñu ca mënoon comprendre ko xam ko adapté ko ak seen situation ñun sax capacité d'adaptation boobu amuñu ko parce que même message boobu nga xam ne moo nekk ci téere yooyu xamuñu lan la mun nañ ko firi mais ruux bi
comprendre ñu ko parce que ruux bi moom ngay toxal jëfandikoo ko ci situation bi nga xam ne moom ngay jànkuwanteel tel mais tontu yi nga xam ne mooy laaju tey yi ñiy dund tey ji ñoo ko mën a tontu ñun difficulté boobu lañu am mooy la plupart ci ñun dañuy mokkal masala ñëw di ko waxaat mais kooku nga xam ne moo wax masala bi effort bi mu def ci source yu sax yi ba am ay réponse ngir société am te bi mu koy def société ma tax mu def réponse yi defalu la ko yow mi nekk fii ci Sénégal bien sûr mën nga jëfandikoo ay instruments ak orientation mais réponse yi nga xam ne mooy ay questions sénégalaises la ñu am ay défis yoo xam ne yi waa Sénégal la alors loolu boroom xam-xam yi ci Sénégal ñoo ko am mais fii nag ko am kaala nekk boroom xam-xam loolu mooy difficulté bi parce que amul adaptabilité du discours religieux par rapport aux réalités sociales, économiques et culturelles. Absolument. Gis nga tey problème bi ñuy jànkuwanteel ci affaire jàkka yeeg ubbi bi ak tëj bi les questions bioéthiques bis bu ñu egsee ci affaire bioéthique affaire fin de vie ni ñu koy gérer les questions médicales mais ulama wu ci àdduna bépp ñu ngi réfléchir mais ici on est au point mort ñu ngi ci loo xam ni bañ ko bindee 16e siècle la woon tey ñun sax. taxuñoon ñu bind ko ci wàllu urf bi li may tuddee les pratiques sociales quand la coutume devient loi. yooyu ñu mel ñi Oustaz Makhtar Kébé ak ñeneen yoo xam ne je pense que ak le cadre unitaire de l'islam ak ñeneen war nañu lancer ces débats là parce que suñ ko deful question bu ñëw rek bettaat ñu comme ni ñu question ubbi jàkka tëj jàkka bettoon te sax amoon na yu ci amoon ci wàllu expérience beneen bi mooy. niñ koy jàngalee niñ koy jàngalee tamit jàngale bi la boo xam ni xëy na moom lañ ci fekk et cetera mais gis nga mais mag ñi su xoolee dafa am benn débat bu am dans le courant de l'islam ñii dañ ñi est-ce que dañuy nekk dans la fidélité ndax dañuy fidèle ci message bi fi nekkoon ñii ne est-ce que dañuy inscrit dans le mouvement al haraka finalement boo xoolee Iqbal dani la fidélité est dans le mouvement l'islam religion mouvement la day bouger donc fidélité mooy nga inscrire ci mouvement bi mooy li may faral di wax gis nga mag ñi am na benn mag bu ko wax kooku ubbi na dani ghazaltu lakum ghazlan kathiran wala raqiqan ghazaltu lakum ghazlan kathiran walam ara min al ghazli nasajan fa kasartu mirzali nee na dama jël sama àdduna bépp consacré ko ci jël wëtteen ëcc ko pour mu nekk wëñ mais sama njaboot jëluy wëñ bi ràbb ko mu nekk sër comme kon kooku ubbi na donc ñooñu même boo xam maam Cheikh Ahmadou Bamba fi mu naan une descendance boo xam ni yu jaddi boo xam day beesalaat boo xoolee Seydi Hadji Malick aussi loolu lañ jàngale mais fan la panne bi amee à quel moment la ñu am un peu de déconnexion par rapport à cet enseignement originel nga xam ni base la boo xam ni mun nañ ci def cëslaay comme ni nga ko waxee gis nga am benn économiste bu am solo ci réew mi xam nga ko Sogo Diary Sow nee na l'islam bi wala diine bi mën nekk une force motrice boo xam ni xëy na boo ci taalee benn moteur développement mun na tàkk parce que mun na motiver nit ki gis nga Karl Marx yu bëri bu ñu koy lire dañuy yem ci phrase ba rek l'opium du peuple mais dani la religion dafa njëkk ni la religion est l'âme d'un monde sans cœur et l'esprit des situations dépourvues d'esprit mu ni sax c'est l'arôme spirituel du monde donc ca fin ba mu ni elle est l'opium du peuple ngir jëfandikoo nga ñu ko doon jëfandikoo ci yenn pouvoir yi lëkkaloo woon ak nit yi diine pour nelawloo askan wi donc xam nga donc yaakaar naa li manqué mooy recherche boobu mooy renouveau boobu nga xam ni nit ñi mën nañ ko porter te mu am des forces yoo xam ni c'est des forces statiques aussi bien sur le plan politique ni ñun ñoo jàng tubaab ñoo xam lépp ñenn ñi jàng arabe et cetera ñoo intellectuel alors que suñu premier intellectuel jàng ñoo tubaab arabe lañu jàngoon le livre bi ñu njëkk édité d'un Sénégalais c'est Rimard de Cheikh Omar Foutiyou donc côté boobu war nañu bàyyi xel suñu mbokk ñi tuddee arabisant wala arabophone ces diplômés là c'est une bombe à retardement jàng li nga war a jàng xam li nga war a xam ñun la doo bokk ci réew mi parce que Sénégal tegul système pour ñu mën a jariñoo ñoom. mais yeneen réew yi dañoo gis que dafa am ay comité scientifique yu réfléchir ci sujet yooyu par exemple boo demee Maroc ñi nga xamante ne war nga nekk imam dafa am formation bi nga war a def dafa war a jaar te nga war a wax gis nañ soog si sous-région bi Guinée di yónnee ay imamam Maroc ñu leen di former mais Sénégal fii l'impression qu'on a da ngay yeewu rek tabax sa koñ benn mosquée nga yeewu retraité nga nekk imam. waaw mais xëy na simple wul noonu. mais en tout cas amul choix yi daal. bon c'est vrai que tamit
à partir d'une religion bu ñu tuddee islam boo nga xam dañ ko définir ni amul clergé c'est-à-dire que comme ni pape bi amee noonu ñun amatuñ la le dernier calife de l'islam c'est Abdul Hamid II empire ottoman jusqu'en 1922 yaakaar naa donc amul une institution mondiale mais réew yi ñu ngi organisé wu soo xoolee am na ay conseil de la fatwa fële ci France même l'islam ba fa nekk nit ñi ñu ngi waxtaan mais fii je pense que dañu basé wu gis nga li Seydi Cheikh Ahmed Al Maktoum doon nekk ci góor gi mu dañ ko yebal ci wàllu sëyam bu tas wala bu war a tas ci benn kilifa mu ñëw nee na mu génn benn téere bu poussière boo xam ne ñu ngi ko laxasee élastique ngóor si ni ko sëñ bi xam nga wala yéegal sa téere bi du ma àtte mënu ko pour lan mënu ko man ak moom bokkuñ jamono waxuma ni enseignements fondamentaux yi war na changer mais en tout cas réflexion war na am yeneen question dañu bett bioéthique li may wax nii ci wàllu fin de vie ci wàllu euthanasie ci wàllu yeneen affaire yoo xam ne question médicale de reproduction et cetera question yi dina ñëw bettaat ñu delluwaat ci ay écriture yoo xam ni bokkul ak écriture yi nga xam ni moom koy régler te amul waxtaan boo xam ne am na ci diggante ulama yi comme ni ñu affaire yu jàkka yi bette yenn question dañu bettaat ci réew mi. waaw mbirum formation ak organisation bi war a am ci mosquée yi ak ci imam ak yooyu ci réew mi dañoo gis ne yenn saa da ngay dem retraite nekkoon fonctionnaire nekk retraite koñ bi ñu yow ne la xëy na jàng alxuraan tuddi kaay jiite ñu fekk xëy na yow amuloo formation bi nga xamante ne discours bi ñu war a tenir par rapport à l'actualité au développement du am. waaw parce que am na xutba ñuy déglu yéen tax xutba yi. xëy na xutba yi xamante ne au temps Mohamed la ba léegi ñu ngi koy xutba ci mosquée yi. waaw xam nga diine ji moom mu ngi nekk ci informel c'est-à-dire usurpation de fonction am na fu mu jafee mais ci l'islam bi li gën a yomb peut-être ak ci yéen. kaala yu bëri waaw. waaw fi mu ne nii usurpation de fonction surtout ci Dakar ak li ko wër pour nga nekk fi imam wala nga nekk fi nitu diine daanaka boo wutee xaftaan yu bëri rek di bëri tànk jàkk ji boo deful ndànk mën nga ko nekk mais loolu du lu lislaame l'islam li mu gën a fonk mooy kuy jiite nga xam ne ay critères la ko tegal yu ñu koy tànne moo tax ma wax ne mag ñi sax ñooñu man du ma sax mag ñi ñooñu man parce que même ci jamono booba critères yi nga xam ne ñoom moom la ñu jàngoon ci téere yi alors dañu koy respecter bu fekkee ne ñoo ngi ci cadre imaama di ko wut yow yaa ngi wax ak ay Maroc ak yooyu man maa ngi lay wax Côte d'Ivoire fii rek xam nga Côte d'Ivoire ñoo ko ëpp héritage ci l'islam bu dee ci jaar-jaar trajectoire suñu bos ak ñoom bokkul d'ailleurs booy seet sax la fa jëmbat l'islam Sénégal joué na ci rôle bu rëy ak Mali mais tey jii boo demee ci wàllu organisation imaama fan yu ca yegg ñun yegguñu fa am nañu lu ñu tudde charte boo xam ne bii mooy charte nationale pour nga nekk imam nga xam ne profil dañuy wax ne lii la ak lii la ak lii la ci wàllu jàng ci wàllu compétence ci wàllu nan nga nekk ak communauté bi nga xam ne mode de désignement nan la ñu koy tànne ñu ne nii la ak lii la ak lii la communauté bi lan la ko gàddul ñu ne lii la ak lii la ak lii la fonction fan la tàmbalee ak fan la yem c'est-à-dire déterminer ko ba nga xam ne kenn mënul jóg rek nekk imam dañu koy tànn ba pare bu ñu ko tànnee ñu samp la bu ñu ko sampee même yàgg nañu ci jox la carte boo xam ne biir réew mi sax daf ko reconnaître c'est-à-dire dañu jox imam gëdd jox ko cër ba nga xam ne léegi kenn ku ci ne da nga koy bëgg doon te imam dafa rëy see cheikh bi dafa am cër boo ko jàngee sax ci alquran hein bu waxee baatu imaam al-Ghazali day wax ne baatu lislaam yi yu bari dañu leen tooñ waaye nee na baat bi ñu gën a tooñ bokk na ci baatu imaam parce que bu ñu nee baatu imaam mooy ki nga xam ne day julli rek alors ne asalaamaaleykum aleykum allahu akbar asalaamaaleykum boo ko soxlaa ci ceet mu ñëw boo ko soxlaa ci dëj mu ñëw di la defal loo xam ne lii yow yaa ko waroon defal sa bopp parce que war nga ko mën en tant que jullit mais da nga ko koy sagale fekk moom fonction du loolu fonction loolu moo ci gën a tuut moom lii nga xam ne moom la ñuy wax leadership local moom moo ko war a incarner nga xam ne dafa war a yëkkati communauté bi à partir xam-xamam à partir discours am à partir engagement social am mu yëkkati communauté bi yóbbu leen ci situation boo xam ne bi dinañu mën a développer seen réew parce que jullit yi ñaari fonction rek la ñu am ci kaw suuf wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni
huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha borom bi moo ne maa leen bind ngir ngeen jaamu ma maa leen andi kaw suuf ngir ngeen gérer situation li nekk ci suuf ci koom alors mu yegg ci nit ñi diine loolu lay jëriñ xam nga ñun déviation bi ñu dal ci diine mooy lan bu ñuy jàng ñun li ñu xam ci diine mooy règle de droit yi c'est-à-dire règle yi nga xam ne jurisprudence nan ngay jullee nan ngay woore nan ngay tëkk sëy nan la ñuy miraase loolu boo demee ci alquran à peu près 5% la ci ñu ko taw yi ba taw yi ko 10% la ci li des ci alquran lan la li des ci alquran yëpp nan la ñuy tabaxee nit koo xam ne kii dana xam nan lay jëflanteeg nature bi ba créer développement boo xam ne bii day équilibré loolu ku jàngul alquran ba càmbar ko mënoo ko def tabax jullit boo xam ne bii aussi jullit bu équilibré la gis nga moo tax léegi suñu njàngul lislaam li ñu tudde njàngul lislaam est-ce que jàngul lislaam la jàng boo xam ne bii tare ay masala la lay defloo boo paree ci sa masala mu jeex te njàngul lislaam moo tax ma ne mag ñi ñooñu man parce que bu ñu lan moo xew ba li mag li ñu bàyyi woon fu fii mu nekk lu baax ñu perte ko maanaam ci yoon bi moteur bi arrêté diine mouvement la boo ko dundul ci société du am njariñ mu ngi mel ni machine boo xam ne bii da nga ko jënd mu bees nga teg ko ñetti at dawaloo ko boo deful ndànk boo ñëwee laal ko du daw diine mouvement la c'est-à-dire bu nekkul ci société du am allure bi nga xam ne moo koy may muy bees di adapté wu da nga koy dudal ci biir société muy confronter ay problème di créer ay solutions yi boppam parce que am na outil yoo xam ne may na ko mu créer ay solutions yi boppam mais bu fekkee dugaloo ko ci société léegi diine ji leen lay jëriñ julli jàpp toujours dama koy wax gars yi mën na leen borom bi subhaanahu wa taala nee na asamaan am na fa ñoo xam ne ñii lu fu ñeenti baaraam xëcc rek am na ku fa taxaw di ko julli am na ñoo xam ne booba ba tey ñu ngi ko naan subbuuxun qudduusun booba ba tey jii kooku ku am loolu ba pare xanaa doo soxla man nga may sujootloo pour 5 minutes boo may sujootloo pour 5 minutes loolu jumtuwaay la boo xam ne dafa war a am finalité bi mooy loon mooy mission bi nga ma sant inni jaa'ilun fil ardi xalifa li dal adduna bi ñun la adduna bi li ko dal ñun jullit yi la dafa am benn boroom xam-xam bu mag professeur xam na ko abul hasan an nadwi dafa wax ne maasa xasiral islaamu bin xitaatil muslimin maasa xasiral alam bin xitaatil muslimin ne na adduna bi ak perte li ko perte loo mooy détérioration bi nga xam ne jullit ñi ci la ñu ne ba mënuñu jël seen responsabilité ci wàllu société mënuñu jël seen responsabilité ci wàllu àdduna donc loolu mooy suñu problème mooy ñi nga xam ne nee nañu parce que fi mu ne nii ci ndono lañ ne newuñ ci affaire diine ñoo ngi ci ndono te diine nit ñi bu ñu juddoo ñoo yem responsabilité lan moo lay def nitu diine mooy xam-xam ak comportement mais fii nga mën a nekk nitu diine fekk jànguloo fii nga mën a nekk nitu diine fekk juboo waaw mais kooku fan la mën a yóbbu nit ñi nga xam ne ñooy topp ci gannaam diine expérience personnelle la alsaan mën nga ma ëpp expérience spirituelle fekk man maa la gën a xam diine c'est expérience spirituelle boobu moo lay yëggal ci ay échelons yoo xam ne ci ngay dem sa borom mais expérience boobu boo ko amul liggéeyoo ko développé wuloo ko koo ne tey dinaa ànd ak yow développé la sa expérience spirituelle da nga koy nax parce que yow développé wuloo ko mag ñi li taxoon ñu topp leen loolu la mooy dañu développé benn expérience spirituelle boo xam ne bi bu individuel la d'abord parce que am nañu ay outils yoo xam ne ñoo ko bokk ba nit ñi xam ne am nañu expérience boo xam ne bi ku ànd ak ñoom ñu teg la fi ñu jaar alors loolu la mais léegi ñi nga xam ne boo yënd ak ñoom suba ba ngoon yàlla di fàttali julli alors kooku c'est difficulté bu rëy la. am na ñu naan sax Covid bi war nañ ci mën a aussi jàngat bi ci mbirum maanaam ngëm-ngëm ñu ne lépp li xamante ne buur bi da ko doon tere ñu ko doon def Covid bi arrêté na ko rassemblement yi mosquée bu ñu fa demee wala ñuy julli wax ci yàlla ñuy xuloo foofu ndax alal wax ji bari ci àdduna bi yàlla indi masque yi pour ñu wàññi wax ci. oui bon xam nga phénomène bu am rek. am na ñu ko jàngatee noonu daal jàngatee les signaux. kooku jàngat la boo xam ne tamit ci wàllu ñi nga xam ni dans le cadre moralisateur gis nañ loolu mais jàngat bi ci bi am solo bi nga xam ni war nañu ko fàtte mooy aussi mooy li mu indi mooy
égalité bu mu indi égalité de conditions passé na sax diine bi mais au plan humain tey ñi la dàqoon a naaw ci avion yi ñëpp toog nañu ñëpp ci yem. ñi la dàqoon a ñi ëppoon ay moyens mën a xëy fii dem Tahiti wala ñu xëy dem fële ñu ngi toog ils sont plombés comme ñëpp donc loolu mooy wane rek am na benn solidarité mondiale bu war a am boo xam ni xëy na doxaluñu woon noonu ni ko Cheikh Makhtar waxee léegi suuf si li waral nit mën fi dund mi ngi fi mais ay inégalité am exploitation yi mais yaakaar naa aussi. dégg naa débat bu bëri ñu naan ay nouvel ordre mondial et cetera mais man je pense que gis nga soo xoolee comportement jullit ñi ci siècle bii passé li ci ëpp mooy yenn saa yi bu problème bi ñëwee ñaari attitude lañ koy affronter mooy soit résistance wala ñu def ko rejet mais li manqué mooy les propositions d'alternative lan la ñuy teg mais koo xam ni amoo xam nga Samuel Huntington bi mu bindee son livre là le choc des civilisations xam nga dañu woon au début am na benn bloc cohérent musulman boo xam ne le monde islam moo nekk la menace parce que boobu le monde soviétique daanu na ak le mur de Berlin mais dem na ba ci fin man loolu nekkul ci téere bi mais dernière interview bu Samuel Huntington nga xam moo bind Sadamul Hadarat la koy wax ci arabe mais choc des civilisations dañu finalement daal jullit ñi amuñu benn poids parce que nee na c'est une conscience sans cohésion. waayun bila waxda. donc c'est une conscience bu fi nekk nii xëy na am na lu ñu bokk mais amul cohésion boo xam moo ko jëmbal li ci am solo mooy gis nga jullit ñi seen ambition du rek seen diine ñoom nuñ ko ñoŋale ak la position des musulmans mais fan lañ mën a yóbbu àdduna bi comme ni mu nekkoon au temps de la philosophie tey jii. réew yi gën a naxaree taalife téere mooy réewu jullit ñi wala débat am na débat yu xoolal débat yi ñoom Shahrastani xool al milal wan nihal xool acceptation diversité boobu amoon tey c'est impossible aujourd'hui il suffit nga wax loo xam ne wuute na ak ngéru keneen ki li mu jàng rek moom mu traité de mécréant yow nga traité ko de mécréant donc loolu moo am tey Sénégal la gën a ak Afrique la gën a bari ba nga xam ni dafa am ñuy wax ci diine ji peut-être peeguñu diine ji wala aussi diversité bi ñu war ak parce que fiq nga tëyee ko ubbi benn téere boo defee nangam et cetera mais yaa ngi yem ci benn domaine rek bu ñu tëddee orf wala leneen xëy na mais da nga est-ce que xam nga les conditions historiques est-ce que xam nga le contexte un imam dafa war am formation en psychologie en sociologie parce que nit ki ngay waxal day dund ci benn milieu day dund benn contexte war nga mën a am même soo mbokk wootekat dañ ko tuddee uslubu daawa. foog nga am un style booy wax ak nit ñi mais actuellement comme ni nga ko waxee c'est l'informel moo tax ba nga xam ni débat yi ku ci am ñaari téere yoo jàng wala nangam rek yaakaar na fa la xam-xam yam yaakaar na loolu liggéeyu daje jullit ñi la comme seen association islamique yi wala bu am na cadre boo xam ni mën na leen ëm pour ñu waxtaan ci loolu parce que tôt ou tard dafa indi problème parce que suñu doom yi bu yàgg miracle ngeen wax rek ñu gëm la et cetera mais suñu doom yi ñu ngi ci jeu vidéo loo xam ne dépassé na miracle donc boo amee dama doon waxtaan benn mag ma ne ko mais léegi ñi ñu war a waxal ci l'islam bi da ngay wax ak ñeen da ngeen a màgg ci société boo xam ni boo leen ne yàlla nee na yonent bi nee na ñun la eskay ñun nag ñu war a jànkonteel ci àdduna bi ñoo xam da ngeen yàlla am na ñun la amul te ñooñu il faut ñu wax ak ñoom. donc débat bi diversité bi respecter nit ki ci li mu doon ak li mu jëm il faut ñu nangu ko ci l'islam. mais est-ce que aussi la façon dont la presse occidentale di présenter l'islam nit ñi fii di ko xooleel noonu di leen tiital taxul nit ñi xaw a ragal seen religion bopp. waaw xam nga loo xamul da nga koy ragal. te at yu mujj yi nii mën nga wax ne l'islam moo nekkoon ci kanamu Occident parce que. à partir de mën nga wax ne vers les années 40 ba 80 jullit yi dañu liggéey boo xam ne bi ci seen projet social ñu taxawal ko ba commencé ko jëmmal donc mu war a nekk alternative ci mode de développement bi nga xam ne moom la Occident tabax mu commencé di jébbi ci ay réew donc loolu ñu gis ne il faut ñu anéantir ko ba nga xam ne du dem donc lépp li ñu am ci man-man ñu jëmee ko ci loolu mais loolu rek du explication bi loolu doyul mais ñun ñoo am ay outils yoo xam ne yi utiliser wuñu ko ngir yóbbu ci ñun parce que dañu am ay pesanteurs yu nekk ci suñu biir dama wax ne l'islam bi dañu ko téye en otage. pour mu def fonction ñooñu ko téye en otage il faut ñu xeex ak ñoom
mais amuñu intérêt mu l'islam bi. non ay jullit ñu nekk ci biir l'islam bi jullit laa seen bopp. amuñu ci parce que intérêt intérêt dafa bëri ci l'islam bi moo tax. am na ñoo xam ne ñii ngir business la. am na ñoo xam ne ñi dafa am ci ay réseau yu ñu ne. loolu ñooy seen liggéey. am na ñoo xam ne ñii ngir ñàkk xam la am na ñu ndono bu ñuy préserver mais loolu lépp il faut ñu dindi l'islam dafa étouffé te bu ñu ko bàyyiwul mu noyyi day éclater te bu éclater kenn du xam lu muy jur donc dañu koy bàyyi mu noyyi ñu xeex ba nga xam ne pesanteur yooyu dana dem bu ko defee l'islam bi liggéey ci ay fonction mooy lan mooy nan la ñuy libérer nit ba potentialité yi borom bi def ci moom mu mën ko utiliser ngir développer société am ngir développer communauté am mais fi mu xam nga Serigne Cheikh moo doon wax ne koo xam ne kii dafa juddu rek ñu di ko raamal ay maamam di ko raamal ay baayam di ko raamal nee na yow kooku booy jëflanteeg moom foog na nit ngay jëflanteel laaj na liggéey bu metti te loolu mooy li nekk fii li nga xam ne il faut ñu liggéey si bien sûr lu metti la mais loolu enjeu wu diine la enjeu wu développement la enjeu wu stabilité la pour suñu réew. jërëjëf Imam Makhtar Kébé maa la gërëm di la sant di gërëm aussi Bakary Samb dina waxtaan tey ci Covid bi ak islam naka lañ ko mën a gisee et surtout naka la l'islam mën a nekk benn région bi xam ne développement la développement bi xamante ne nit ki lay tax mu jóg. parce que lépp li nga xamante ne war nañu mën a xeex feebar bi yëpp mu ngi ci téere yi mu ngi ci l'islam bu fekkee ne islam na ko adapté par rapport à la société bu ñu nekk jërë ngeen jëf na gërëm di la sant Aïssatou Ndiaye nga ñëw léegi continuer matinal bi di gërëm partie technique bi doon gérer maanaam suñu débat bi suba ba léegi